saa doxalal. jaajëf Al jaajëf Thèse jaajëf Laari ci rubrique yi nga xam ne def ngeen ko ñu ñëw rek ci seen horoscope ci kàllaamay Kocc ñu pàcc ñu fukki signe ak ñaar ñu koy dooree ci bélier yi tey nag yéen mbokk àllarba ñaar fukk ak juróom ci weeru septembre catu ñaari junni fukk ak juróom-ñeent bélier yi ñoom ñuy wax ci wàllu amour santé ak travail boobu la ñuy dooree ndax nee na ci wàllu liggéey bi nekk loo xam ne bëri nay opportunité yoo xam ne dinañ fës ci yéen moo xam ndax ñu dénk la responsabilité wala poste bu bees boo xam ne day ñëw ci yow boo ci duggee rek dina baax ci yow mbégte contentement reetaan nee na nekk na loo xam ne gën na ci yéen ci journée tey bi dina nekk loo xam ne dina la mën a jàppale ngeen di trouver ambiance bu sereine tamit tey ji ci seen relation sentimentale bu dee ay célibataire ngeen nag situation bi nga xam ne yaa ngeen si nekk nii nekkul bi gën donc fexe leen ngeen génn ci nu mu gën a gaawee ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy taureau yi mu ne yéen da ngeen war a admettre que seen conjoint parfait wul c'est normal ñëpp mënuñoo yem nul n'est parfait ci biir loolu nag ku ci nekk am nga say défaut mu ne yow fexeel ba sa partenaire boobu nga nekk défaut am nga mun ko accepter ba pare mun a xool nooy def ba génn ko ci njumte googu nga xam ne def si nekk coono gu dajaloo nekk na ci yéen dina leen marqué ci seen journée tey waaye sur le plan professionnel it may gis ne am na organisation boo xam ne war ngeen ko def pour mun a atteindre say objectif ñu jàll ñi nga xam ne ñoom ñooy Gémeaux yi dellu leen ginnaaw pour mun a tëbaat bu baax tubaab nee na reculer pour mieux sauter nee na loolu ba na nga doy sur le plan sentimental nit bu demee ba xamatul fu mu jëm dafay dellu fa mu jógee mooy relation ba nga nekkoon avant ngay jël entamé benn yoon wu bees da ngay dellu ci yoon ba nga njëkkoon nekk mooy bi gën ci yow bi nga xam ne amul woon ay problème sa moral amul benn jafe-jafe tey ci wàllu santé waaye gis nañ ne ci wàllu liggéey bëri na ay tâches yoo xam ne dañ la ko confier tey nag da nga ci war a concentré bu baax pour mun cee am ndam ñu jàll ñi nga xam ne ñoom ñooy cancer yi mu ne ñoom dañ nekk ñi nga xam ne bëri na sensualité boo xam ne fa tey moom dina pimenté wax dëgg yàlla seen vie de couple moom day tàlkàll loolu nag nekk na li nga xam ne complicité daf si am ñu gis it ne ci wàllu santé moytu leen lekk bu bëri suukar daf leen di indi lay jafe-jafe malheureusement ci wàllu santé la ngay ci wàllu professionnel wàllu liggéey la ngeen ni bàyyi mu jàll moo ëpp li ngeen ni téye loolu dafa nekk li nga xam ne bu continuer daf leen di indi gàllankoor ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey bu dee ay célibataire ngeen tey jii de affaire yi du dox de day yàqu de parce que relation yi nga xam ne da ngeen di xalaat ne ba lu si duggee dina baax du baax moo tax ci waral loolu sax da ngeen def attention bu baax ci wàllu santé it ñuy gis ne étirement day nekk loo xam ne dina baax ci yéen parce que day am ay tension musculaire sur le plan professionnel it muy wax ne yéen ci seen jëm bopp da ngeen war a wane ne yéen capable ngeen pour situation lu mu difficile ngeen mun cee génn loolu dafay nekk loo xam ne ngëneel lay doon ci yéen ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy vierge yi mu ne ci wàllu amour yéen da ngeen nekk ni nga xam ne jar na ngeen concentré wu ci seen projet professionnel amour bi moom vraiment mun na ñëw au second plan nekk loo xam ne da ngeen koy fësal lool ci wàllu santé également bu ñu xoolee tuuti nee na dina am benn pause bu ndaw boo xam ne da ngeen ko def pour ngeen mën a déconnecté wu mën a déconcentré wu tuuti ci wàllu travail aussi mu ne vous aurez besoin pour nga gën a mën a organiser gën a mën a équilibrer sur le entre sa vie professionnelle ak vie privée ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy balance yi da ngeen di établir benn climat de confiance boo xam ne war na dox sa diggante yow ak sa woon bëgganteel mu ne nag ci biir loolu li ñu lay conseillé mooy nga stabiliser sa vie sentimentale dina gën ci yéen ngeen di ressentir coono gu dajaloo ci yow fatiguement di nekk ci yéen ci wàllu santé ci wàllu liggéey it bàyyi leen jeu de hasard maanaam di jeu de hasard baaxul ci yéen parce que problème mooy bu ñu leen déggee kees xaalis bi nga xam ne dañ leen koy jox ba leen def attention di ngeen ko jël dugal ko ci jeu de hasard boobu te bu boobaa dina leen indil ay jafe-jafe ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy scorpion yi mu ne bu dee ay célibataire ngeen laaj na pour ngeen changer de statut am borom kër célibataire baaxul lambar yi gudd dun baaxul il faut ngeen arrêté ko loolu dafa mënul nekk ba pare di am benn far wala am benn gel boo xam ne chaque jour ngeen gis ko mun a ñaam daraame te du takk loolu moom jëmul kër kon nee na da ngeen changer statut bii nga xam ne da ngeen ci nekk ci wàllu santé également na ngeen jéem a xool ngeen tëdd di noppalu ndax dafay nekk loo xam ne daf leen di mën a jàppale ba lépp li nga xam ne da ngeen ko bëgg dafay baax ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy scorpion yi ba léegi mu ne sur le plan professionnel ci wàllu travail da ngeen nekk nga xam am na ay opportunité yoo xam ne dafay nekk ci domaine boobee dina nekk loo xam ne di ngeen ci am li ngeen ci bëgg ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sagittaire yi da ngeen di am doute di am ay xel ñaar wóoluwu leen ñàkk bokk gis-gis loolu di nekk li nga xam ne bu wóyee seen relation day yàqu ngeen bénéficié wu tonus tey day nekk loo xam ne ngëneel lay doon teew ci wàllu travail également erreur yi ngeen defoon ci le passé dafay nekk loo xam ne daf leen jàppale xam nga àll nit boo defee erreur dafa la war a jàngal pour ëllëg nga xam ne dootu la dalaat mais da ngay def erreur sur le plan professionnel ba pare doo si jàng loolu dafay nekk li nga xam ne dafay indi ay gàllankoor yoon xam ne dafay nekk ci yéen ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy capricorne yi mu ne yéen da ngeen nekk ni nga xam ne bu leen sous-estimé wu nit ku nekk am nga ko la nopp àdduna moom moo bindoo noonu léegi nag yow bu fekkee da nga sous-estimer sa bopp
doo mën a am ci li nga xam ne yaa ngi koy bëgg bu dee ay célibataire nga da nga soxla ay conseils wax dëgg yàlla pour mën a amee parce que dund gii ngay dund tamit baaxul célibataire tey yombul ci ñoom de ci wàllu santé mu ne tôt ou tard de affaire yu da lay indil jafe-jafe donc na nga def ay exercice de méditation pour nga mën a contrôler sa stress xam nga stress thèse baaxul donc ay atu professionnel également dafay taxaw pour sur le plan ci côté boobu ngeen mën a def preuve de bonne volonté pour mën a résoudre difficultés yi nga xam ne am ngeen ko sur le plan professionnel ñu dem ci avant signe bu mujj bi àll la ñu koy dooree par verso nee na côté cœur communication daa nekk loo xam ne lu baax la def mais bu nekkee en baisse rek réeroo ak ñagas-ñagas mën na nekk li nga xam ne def si taxaw yow it na nga accordé wu benn moment pour ngay mën a dem géej wala ngay mën a def ay activité physique dafay nekk loo xam ne daf lay jàppale sur le plan professionnel tamit journée tey bi nekk na journée boo xam ne na nga organiser say tâches pour bañ a négliger dara pour nga mën a am li nga xam ne da nga ko bëgg fa ñuy jeexalee mooy poisson yi mu nekk journée propice pour def ay belles rencontres tey rawatina bu dee ay célibataire ngeen tey ji nag mu nekk loo xam ne aussi yéen seen jëm illusion yi nga xam ne yaa ngi ko doon am gëmul du dara dafa nekkoon loo xam ne rek yaa ko defoon ci sa bopp kon arrêté ko ci wàllu santé également mu ne am leen benn problème ci côté boobu xanaa li ngay defa mooy ngeen jéem a aérer seen esprit donc soit dem comme Mayte moom day seetaan ay film rek saison 29 sax da koy seetaan wala nga dem géej wala je sais pas aal moom day nekk ci taal oto bi di nekk ci mbedd mi di taxawaalu rek donc yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne day aérer seen esprit ok ci wàllu travail mu ne da ngeen nekk ñi nga xam ne am ngeen chance pour mën a réussir mais ibbi leen wërsëg ak bunt yi nga xam ne boo leen ci toppee ngeen mën a am ndam àll. xam nga Bakar